jërëjëf mbokk ñu déglu seen émission yoon wi tey ñuy dalal honorable député Aïssatou Mbodj ñu gën ko xam ci Aïda Mbodj ci nekk député non inscrit nekk tamit njiituk alliance nationale pour la démocratie ànd saxal liggéey madame député ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum auzu billaahi mina sheytaani rajiim mbokki auditeurs u RFM yëpp maa ngi leen di nuyu yow Daouda yaak sa équipe yi nga àndal yëpp ak ñi ngay liggéeyandool di leen gërëm di leen sant di bal ñëpp àq di balu ñëpp àq di nuyu kilifa diine yi di Tiwaawoon nga xam ne sunu kilifa sëñ Mbaye Sy Mansour ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal wér ak ay rakkam di Touba Cheikh Sidi Makhtar yàlla may ko wér ak njabootam yëpp di nuyu ñëpp di sant ñëpp. madame le député yow da nga dem assemblée nationale ñu la doon xaar nga bokk benn bokk yaakaar ñii di la doon xaar nga bokk opposition yow nga dem binu non inscrit lu tax. jërëjëf Daouda man xam nga àddina moom dafay dox man am naa expérience su groupe majoritaire nekk vice présidente assemblée nationale ay yoon ci 11e législature bi am naa tam expérience su nekk opposition nekk groupe majoritaire am ci ay cër présidente commission ba dem ba jiite groupe majoritaire bi muy présidente de groupe loolu nag bu fekkee ni wëlbatiku naa defati beneen expérience mooy jiite liste nationale parce que nag Bambey rek lañ ma baaxee ba léegi Bambey lañ ma xame wante nag ma am expérience su génn tenté benn expérience boo xam ne yàlla defal nañ ci réussite donte ne nag yaakaaroon nañ lu ko ëpp te loolu sax ñu ngi ciy jégalu suñu borom ndax lu mu la jox rek nga sant waaye nag dañ ciy sant ndax bàyyi nañ ci gannaaw 33 listes kon ñu ñëw 10e ci diggante bu gàtt loolu dañuy war a jël nag siège boobu nga xam ne dañ ko tuddee woon siège jom dëgëral ko taxawal ko ba nga xam ne dañuy wane ni dañoo war a taxaw ñun rek dañoo war a taxaw ci kaw dëgëral suñu point de vue joxe suñu position wu mouvement parce que alliance nationale pour la démocratie dafa am tur am sant am programme ay intellectuel composé ko ay nit am fu ñu jëm am lu leen motiver pour ñu ànd ak ñun bàyyi ñëpp ànd ak ñun gis nañ fi opposition ànd ñoom ñëw ànd ak ñun gis nañ fi yeneen parti d'opposition yi bàyyi leen ñun ànd ak ñun xam nañ ni ñun ñu ngi ci opposition bi ba ñuy dem élection aussi di àbb parti nanguwuñoo jël parti bu ànd ak mouvance présidentielle bi donte ne am nañ ci ay xarit mais dañoo jël parti bu sax opposition kon ñooña taamu ñëw ànd ak Aïda Mbodj gëm ni opposition doy na leen ñu gis fi pouvoir ànd ñoo moom ñooña duñ leen yeb ba poste siège bi ñu jox ñu di ko boole kenn te itam defe naa yéen ñi doon ñëw assemblée di suivre débat yi wane ngeen jot ngeen a am lu ngeen xam ci doxalinu alliance nationale pour la démocratie jot ngeen a xam li nga xam ne moom mooy seen taxawaay ak li nga xam ne moom la ñu dox mu suñu point de vue ci ministère bu nekk wane nañ ko te point de vue boobu jóge ci suñu programme. ba loolu mooy wane ne sa diggante ak PDS jeex na tàkk. man jeexaluma ko woon ndaxte bi nga xamee ni élection yi pare na te nga xam ni la tax ñu jël suñu position àddina yëpp seede nañ ko parce que wala fi dañuy wax naan ku ñu kéwal gu dul foog doo matu sand te ba nga xamee ni foog nañu ndax am nañ acte yu ñu posé beddi googu ñoom dañ doon préparer élection législative yi nanguwuñu sax am générosité ànd ak ñun ne serait-ce que pour ñu fa ñu dem ñu mën leen faa wax lan la ñu liggéeyal PDS ci biir assemblée ca la ñu foog nag ñun ba nu foogee ñu di ko topp ba le 21 mai te le 30 mai moo doon datu clôture bi ñu xam ni ñii fa ñu jëm ak ñun te itam nag bokkul nag koo ëpp li bokk mënoo koo jëw am na ñuy dugg ci oto di dégg dañu wax ndaxte yenn saa itam nag xam nga ganaar moom du topp ñiy taxane bàyyi ñiy wal léeg moom ci pour tuuru gënn gi dina am ñu ñëw léeg-léeg ñu forfa léeg-léeg ñu wax la lu ñu dégg ba nga xamee ne nag topp nañ leen ba gis ne lañ ñu doon foogal yëpp dëgg la ñu jël nag suñu destin nag amee bañ ko jëlee kilifa gi waxul dara wante teewul nag ba yëpp élection yëpp jeexee te nga xam ne ñun noonu lañ doon doxee loolu bokk na sax ci li wàññi suñu résultat
parce que xam nga soo naan diw laay liggéeyal diw mooma ni jonn diw wut te naan yónniwu ma kenn xam nga loolu dana wàññi sa communication yéen ñi def communication xam ngeen ko mais loolu lañ gëm ñu pare bis bi ñu defee assemblée ba séddoo seeni poste séddale ña ñu àndal la ñu téléphoné ki nuy wax bureau te nekk président Wade ne ko dañ ko bëgg a gis ñëw seet si ko joxuñu suite bam ñu joxul suite nag am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur te nag wax dëgg yàlla dañ ne Aïda Mbodj gaynde la te gaynde moom kenn du ko gunge te nag doomi ñay moom bu yaboo rek na kile parce que ñeme fanaan biti ragal fanaan biti ñu daal di nekk doomu ñay rek boobu ba léegi amuñu contact ak Ablaye Wade déedéet amuñu contact ak Ablaye Wade Madické nag moom xam nga naka jekk moom suñu xarit la suñu mbokkum taalibe la moom day defar wax dëgg yàlla lu ñu nekk mu nekk ci bi nuy xeex affaire Khalifa ñoom dañu ñëw vraiment ñu ànd ci donc am nañ benn cadre boo xam ne formalisé wuñ ko mais cadre la d'action et de réflexion boo xam ne ñooy àndandoo parce que ñun ñëpp dañ jàpp ne ñu ngi opposition donc ñoo bokk lu ñu bëgg bokk lu ñu bañ donc dañ ciy ànd. ñam nga ko mu neex mooy ànd sa xal liggéey nga wër Sénégal gi am ñu la voteel est-ce que loolu taxul nga am ambition présidentielle. loo xam nga moom lu nekk bu jotee rek donte ni Sénégal léegi kenn ñëw fi ne dama bëgg a nekk président. lu tax dafa aay. lu tax mu aay yéy kuy politique da nga koy xof boo bëggul dugg kaso. donc xam nga fi mu nekk moom kenn ñemeegu la wax. fi mu nekk li noppi moo ëpp li wax waaye nag bu jotee rek dinañ seet ba xam lu ñuy def. parce que bu la militant yi ne yow lañ tabb. ëllëg na ko militant yi mat parce que ba ñu nee dañu bëgg liste dañ ko doxe taxawee ko waxee ko ci seen lépp nag doxe ko ak abnégation. doxe kook fulla doxe kook courage doxe kook générosité lu militant am génn na ko te soxlaalu ma dara loolu nag bu ñu ca yeggee te ñu mën ko buñ ko mënee rek man nee naa leen waxtu wu nekk lu ma sama nawle yéene sama fit duma ko xañ. loolu ñaar sa jikko gaynde bi. waaw gaynde laa moom. léegi da ngeen taxawal benn front nga bokk ci Modou Diagne Fada Abdoulaye Baldé Aïssata Tall Sall Gadio ak waa PUR yi front boobu lan la. xam nga front bi dafa ñëwal boppam. ndaxte bi nga xamee ni jot nañ courrier wu ministre de l'intérieur kenn tàgguwul sa moroom parce que su fekkoon ni front bi dafa formé wu woon booba temps sax nga ni tax mais ku nekk en tout cas man ci li ma concerné sama mbooloo laa waxal maanaam ñi nga xam ne ay kilifa lañu te nekk ci AND Alliance nationale pour la démocratie ànd saxal liggéey ñooñu laa waxal bi ma waxee ak ñoom 18 personnes ñoo fi nekkoon. 16 yëpp ne dañoo bëgg a dem ca dialogue ba man ak keneen rek ñoo d'accordul benn ingénieur ñoo d'accordul ni dem ca dialogue ba daal te ñu nekk opposition te dialogue bi naxaate la ndax dialogue dafay doxoon il y a 2 ans ñu ni kon nag bu ñu dem wante nag majorité bi ma mujj man bi ma defee synthèse bi ma tranché li ñuy wax diviser la poire en 2 ma tranché ni leen léegi nañu ca yable d'autant plus que ka ca waroon a yabal moo doon mandataire bi ni moom lettre bi nga xam ne dañ ko génne dañ ñu ko yónnee lettre boobu moom problème am la te bëgg na dem régler ay problème am lettre boobu mooy lan mooy dañu am problème ak fichier bi dañu te dinaa dellu si ci fichier bi parce que c'est très important c'est extrêmement important te ñun opposition bi lu ñu dal mooy processus bi nga xam ne moo indi fichier bi ñu bàyyi woon kook ñoom. parce que jaarul yoon mais ñoom nangu nañ ko parce que li tax ñu ne dañ koy revoir loolu mooy wane ni xam nañ ni effectivement dañ koo war a xool donc ñu ni loolu la ñu ni nañu seet mode d'enrôlement wu électeurs yi nañu waxtaan ci problème mu carte biométrique yi nañu joxe ay recommandations ci statut ak chef opposition bi loolu moom ñun ñoo ko wax. ñun itam soxlawuñu ministre de l'intérieur bi loolu ñun ñoo ko wax te bëgg nañ mu kile mais boo demul toog noo koy waxee d'autant plus que dañ la ni nga ñëw ñu wax ci processus élection yi ak lan moo doxul ci élection législative yi yow bu fekkee ne nee nga man war naa am lu ëpp benn député bu yëf yi demoon ci yoon mais fichier bi baaxul nga ni carte biométrique yi baaxul xaw ma ñaata lañ ko defaree am na ñu jotul seen carte te war nañoo jot seen carte mais loolu dafa am koo xam ne moo yore la mission régalienne pour doxal ko su fekkee ni won nga gannaaw ka nga xam ne moo ko war a doxal mais kañ nga koy régler
loolu moo tax kooku bi mu waxee ni moom li nga xam ne ministre bi invité na leen moom wax dëgg yàlla li ko arrangé mooy mu dem ca ndax problème yi mu jànkoonteel bi nga xamee ne daf may représenté problème yooyu bëggoon naa dem pour waxtaane ko muy nag man tuddewuma ko dialogue pour man réunion de travail technique la. ah bon ba dialogue amu ci. réunion de travail technique la parce que li nga xam ne mooy concerné dialogue yeggaguñ fa fi li ñuy def en tout cas ñoom ba ñu leen woowee ba léegi li ñuy def mooy woo leen pour effectivement ñu waxtaane point yi nga xam ne ñun moom la ñu soxla. mais loolu kañ bu dialogue bu amee bu antoo kañ mel na ne juboo am na. point yi nga xam ne moom lañ soxla. waaw bu fekkee ne loolu mooy dialogue man d'accord naa ci maanaam régler fichier bi parce que ñun. fichier bi du ci nekk dañoo sàcc élection yi pour yéen wala la xew. non ñoom dañoo def lu leen neex. mooy lan mooy def lu leen neex yow xam nga ne assemblée man intervenir naa fa ba tàyyi parce que même protocole yi nga xam ne moom la CEDEAO wax te nga xam ne 6 mois yi nga xam ne moo jiitu élection yi. kenn du ci laal fichier yow xam nga ne loolu respecté wuñ ko. te ba pare bañ koy laal aussi respecté wuñu consensus su 92 bi respecté wuñu dara dañoo jël def lu leen neex ba dugal lu leen neex. dugal bi ñuy dugal 15 députés wu diaspora bi ñun d'accorduñ ci woon ñoom ñoo ko jël de façon unilatérale dugal ko parce que dañ leen ni bu nu yokk 15 députés nañu ko boole ci 150 yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñun bañu ñëw député diaspora mais dañ leen ni dañ ko jël ci 150 yi fi nekkoon d'autant plus que boo ko seetloo ci plénière yi la fa nekk du mat 120 naka jekk lool la wax nañ leen ko. am na ci ñoo xam ne ñu ngi yore ay poste ci bureau assemblée def nañ plénière yi ba ñuy génn ñëwul. ah bon. maa la wax loolu. te ñu leen di fay xaalis ci bi luy waxuma la fay waaye ay privilège kay ni ko waxuma la fay waaye ay privilège kay. donc loolu su fekkee ne am na ñu nekk di ko xultu wala fi dafa am loo xam ne dañ ko tuddee dañ ne xulu njaam mooy ki nga koy xultu du ko dégg mukk ñun nag du ñu ay jaam kon nag bu ñuy xultu. ba ñu woo la ne la yow kat li nga doon xultu am nañ ci pexe mais demal lan moo tax doo dem lan moo tax amuloo liberté dem te pourtant bu dee ay dialogue xawaare da ngay dem ñun dialogue bi xam ne moo amoon mai 2016 am na ñoo xam ne ñu bëri d'accorduñ ci woon man bokk naa ci ñi ci d'accordul ndax booba 22 avril bi nga xam ne moo jiitu dialogue bi même pas un mois avant man dañ ma destitué ci conseil départemental kenn waxu ci kenn defu ci kenn solidarisé wu ci. dialogue palette jot ñu daal di dem sañ sa ba jekk télévision yi wër leen dialogue bi Ablaye Mbaye Pékh ko ubbi ni ko dialogue bi Ablaye Mbaye Pékh ko ubbi loolu boobu dialogue nag man bii ma ko gënal bii nga xam ne dinañ ma wax lu jëm ci fichier bi wax ma jox ma wax leen delloo leen wax ma carte biométrique yi fu ñu toll est-ce que ku nekk war na am kartam wax ma jox ma wax delloo leen moo ma gënal ñaata carte lañ produire ñaata carte moo des nan la ñuy def ba nit ñi am carte biométrique pour dem wote nan la nit ñi di def ba am seen carte d'identité waxuma la wote rek mais dafa am leneen lu muy jëriñ Sénégal lu fi mësula am a ngi am mooy dem ba collectif des sans-papiers nekk ay sénégalais collectif des sénégalais sans-papiers ci biir Sénégal guleen mais est-ce que yéen dox ngeen ci seen waar yéen ñu yore politique bi wax seen militants yi aussi ñu dem jëli seen carte yi dox ci sunu waar mooy dem ba xam li mu doon parce que bala ngay wax militants yi dañuy dem duñu gis da ngay am sa carte ñu wax la ne la tel bureau ngay voté nga dem ci bureau boobu ñun la nekk ko fi doo voté loolu nag fañ koy defee ngay dem fekkee parce que nag loo xam-xam biir waaye mu def ca loo xamut. bon tey yoon ànd nga ci lu ñu tabb Seydou Nourou Ba ci commission boobu. man ànduma ci contre ma ko. ñoom dafa am loo xam ne piège la te ñoom dugg nañ ci. ban piège la ñi nga xam ne demoon nañu. bi nga xamee ne nag donc am na ñoo xam ne li ma xalaat nañ ko ñoom itam ñoom demal nañ seen bopp am na ci ñu demal seen bopp man demuma. mandataire bi nga xam ne comme que mouvement bi ñoom nee nañ dañu bëgg a bokk. loolu duma leen ko xañ d'autant plus que nag convaincre nañ ma parce que dañ ni problème technique yi ñu am fii lañ koy régler man leen dëgg la te it ku wuute nag ñu rees sa gannaaw bi nga xamee ni dem nañu ñu noonu la ñu formé woo ñoom d'abord plénipotentiaires yi ba gannaaw gi ñun leaders yi ñu door a dem fekk leen benn réunion des leaders lañ dem bañ demee it la ma xam wax naa leen ko parce que non aligné yi nga xam ne presque ñooñu ay ñu jege pouvoir bi lañ nanguwuñoo bokk opposition ñoom ñoo ko waxal seen bopp duñu opposition ñu tuddee leen non aligné
ak ñi nga xam ne ñoom opposition lañu waaye li ma xalaat la ñu xalaat maanaam kenn mënu leen a tere ñuy opposition parce que opposition bi nag léegi Sénégal boo Daouda Diouf jaaree nii ni mooy sama yoon Babacar Fall jaar ne Daouda Diouf tam dem Babacar Fall te du yoon ku nekk da nga am sa logique ku nekk da nga am sa dox te nag koo xamal lettre mën na laa bindal journal parce que ñi fiy nekk naan opposition radicale yépp ñoo demoon ca dialogue ba dialogue mois de mai boobu nga xam ne daanaka xawaare la woon dara lu technique génnewu fa moo tax ñu naan la ñu conclure woon ca dialogue ba respecté wuñ ko man ko lañ ca bëggoon a dégg nañ ko la ñu bëggoon muy résultat tam am nañ ko xëy na waaye man dialogue bi yama ko gënal ku nekk kay sañ na loolu kon nag kenn du fi tam kenn nëbb ma naan wuy dafa proche pouvoir bi ku bëggoon a dem ca pouvoir da ngay dem ca pouvoir fii kenn takku fi kenn jëndu fi kenn moomu fi kenn nit ñi am nañ assez de courage de leurs opinions pour que lu ñu bëgg a wax ñu wax ko lu ñu bëgg a def ñu def ko à partir de ce moment on s'est retrouvé bi ñu dajee ñu daal dee ni non aligné yi proposé nañu juróomi nit le pôle de l'opposition proposé nañ ñeenti nit man ba ma ñëwee dama ne leen def ngeen erreur. lu tax erreur bi ñu def moo di damaa xam ki ñu ko séqal. mooy kan. Macky Sall président Macky Sall mii day daal di ñëw jël ca lu ko neex jël ca ku ko neex daal di ne leen yéen a ma ko bindaloon te duñ ci mën dara ma ne ko nit doo ni diw man bañ naa ko ba noonu laay doxale sama politique man principe laay doxal. bu ma bëggee wax ni Daouda Diouf laa bëgg itam dama naan leen dafa am taxawaay tey ñuul te rajo ba muy liggéeyee nekk ci corniche ba. bu ñu demee dinañ fa xool buñ fa xoolee xëy na ñu gis ku niroog loola muy Daouda Diouf wante boo bindee Daouda Diouf bu Daouda Diouf deful li nga bëgg mais bu boobaa ñu ne la yow yaa ko proposé woon te ñoom nag am nañ pexe de système lañ yore am nañ pexe. pexe lañ am pexe lu ñu bëgg dinañ ko am nañ boobu fula lu ñu bëgg dinañ ko am. mais bon nga mën a moo tax man leen bu leen jox nit malheureusement man ba may wax ni leen loolu piège la ñu bëri ànd nañ ci ak man mais fekk na booba déposé nañ ko ba pare. mais Seydou Nourou Ba nit ñi xamal nañ ko neutralité ma yooyu. man xam nga man miinuma ko. man benn yoon bi ma ko gisee maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant mooy levée du corps yu Djiboka bi ñu ñëwee suñu sëriñ Nourou Tall moom la ñu dëkkal daal di ñu yegg si mu daal di jóg jàpp jox ko mu toog. te loolu man la waroon mais xam nga jigéen bu mbooloo mu day noonu toogee doo mën a jóg di taxaw loolu ma yëg ko ci sama xol sant ko ci gërëm ko ci ca laa ko xàmmee parce que gëjoon naa ko gis donc xamaluma ko dara. bon yaakaaroon ne mu nekk l'homme qu'il faut à la place xamaluma ko dara mais ñii laa wóoluwul pouvoir bi laa wóoluwul mënoon nañ leen a jox rek un profil bu ñu leen joxee profil bi bu parce que nit ku nekk ci jëfam lañ koy àttee. waaw moom loolu moo tax na ngeen war ko seetaan mu xool lu muy liggéey. liste ba ñu joxe woon ay généraux ñëpp a ngi ci mais dañ koy seetaan kay dañ koy seetaan am sax préjugé bu favorable à partir du moment où ñoom ba ñuy proposer nee nañ ko neutre la ñu bëgg. ñu am préjugé bu favorable am tam ay acquis parce que su fekkee ne diggante bi li mu gàtt teewul am nañ une oreille attentive bu mën a tax ñu ne comme que yéen a laajoon personnalité neutre kat tànn leen. ñoom ñu daal di proposer ñu tànn ca ña ñu proposer parce que ci ñi ñu proposer woon la bokk. Seydou Nourou Ba ci ñi ñu proposer woon la bokk man gis naa liste bi donc ñu tànn ca mais proposer li tour moo baaxul woon ñu tànn ca bu boobaa loolu am na un pas en avant. am na un pas en avant te war na mën a convaincre ñi ci des parce que man dama bëgg rek ñu jàpp la dimension technique de ces concertations parce que dimension technique boobu ñun dañ ko soxla mënuñu wuute concertation bi jëm ci fichier bi mënuñu wuute concertation bi jëm ci carte biométrique yi mënuñu wuute ci concertation bi jëm ci wàññi parti politique yi. ay d'accord nga ci wàññi parti yi. dinañ ko wàññi ñoom sax xam nañ ko mais am nañu opposition bi ñoom ñi nga xamante ne la nga amoon rek. waaw xam nga li ñoom dafa am ñoo xam ne man xam nga li ma xalaat ci coalition. parce que coalition day tax doo kenn du xam. ni kenn toll. moo tax bu nit nekkee ci coalition di xas fir plus fort reste man damay reetaan rek parce que de toute façon yow moo xam ne boo nekkul woon ci coalition bi. doo dem fenn booy xalaat ki nga xam ne au moins même bu ñëwee plus fort reste. am na fanweeri parti ñett yu mu bàyyi ci gannaaw. yoo xam ne jotuñoo ñëw sax assemblée wax dëgg yàlla boo xoolaatee sa bopp wala nga tëju ci sa néeg xool sa seetu di nga ni man mii nag maa waane parce que am waane moom dafa bari ay sorte waane façon
façon bu nekk la dégg nga. loolu koy xalaat. xalaatuma kenn mais léeg-léeg ñu xase ñu ko. léeg-léeg nga wax lu leen neexul ñu daal ne ma xalaat plus fort reste yi ci assemblée waaye yow plus fort reste moom demal na boppam. àndu la kenn ak jubbu boppam juróom-ñeent ku mel ni ànd 9 jours nga préparé sa liste daal di dem absent nga ci 12 départements yoo xam ne amoo jotu wut fa kenn wala boo wutee kenn nguur gi ñëw jaxasee seen diggante jënd kooka ba nga xam ne kooka bana la donc yooyu yépp nekk ci. et puis nag il faut que ñu moraliser affaire bi am na yu bëri yoo xam ne il faut nga toog ak ñoom door koo mën a régler te loolu moo tax ma tuddee ko man concertation technique. ñu fàttali mbokk yi suñu émission yoon wi ñu dalal Aïda Mbodj nekk député nekk njiituk Alliance nationale pour la démocratie ànd saxal liggéey madame la présidente jamono yi ñu toog xel yëpp dem ci Khalifa Sall nekk député ñu war ko àtte ci alxames bi nii yow mbirum Khalifa Sall dañ la cee dégg lu bari lu tax. dañ ma ci dégg lu bari. dañ la cee déggut. man mii. Aïda Mbodj waaw. xanaa bataille bi ñu ci gisoon bataille bi ñu doon gis assemblée dafa mel ni jëlal loo ko défense daal wala da nga ne yaakaar ne ni ñu ko tëj yoon la. question préalable bi de man maa bind lettre te defe naa lettre bi yéen sax reprendre ngeen ko ci seen ay rédaction. mën nga rappeler lettre bi. waaw lettre bi moom dama doon wax solidarité bi nga xam ne moom lañ war a mettre en branle entre députés. mais loolu antuwul. parce que dama yaakaaroon ne rek nit loo gëlëm. bu ñu attirer sa attention nga war a kii def naa allusion itam ci lettre bi nga xam ne sunu frère Issa Sall moom la bindoon pour effectivement ñu arrêté kii bi poursuite yi yaakaar naa ne itam fan yi sax nit ñaa ngi koy génne lu bari muy benn poste boo xam ne sama échange ak Moustapha Niass commencé wul tey rek article 74 bi nga xam ne moo nekk ci suñu règlement intérieur. bu assemblée nationale. daf la may su fekkee ne débat bi ñuy ñëw def jubuwu la nga dugal ko pour ñu suspendre débat bi pour ñu suspendre li nga xam ne moom mooy débat bi loolu ba ñu ko defee Moustapha Niass daal di may jox kàddu mais moom dafa mel ni sama diggante ak moom. diggante liñ daan wax bañ nekkee xale naan Gambien du nangu sénégalais laay parce que daf naan bu sénégalais laayee rek yeey la dafa mel ni lool la ndaxte daal bu man bëggee àddu rek dafa mel ni loola du ko maye loolu daal moom mënuma cee baal dara alors bi ma xamee ni jox na ma kàddu gi ba pare ma daal di ñëw naka laa commencé te li ma doon wax moom moo la gën a xam ni dëgg gu wér péng la dama commencé rek mu daal di jaxase ma ni ma arrêté ma ni ko mais bala may arrêté kay dama lay wax man dama bëgg ñu suspendre débat yi ndax li ko waral moo di dañoo wax ci biir kii bi dañoo wax ci biir article 52 bi nga xam ne mooy wax affaire lever immunité parlementaire dañoo wax ni ki nga xam ni moom la ñu war a lever immunité parlementaire am muy député bi ñu war a lever immunité parlementaire am dañ ko war a déglu xam nga waru gar nag mooy mën nañ koo déglu bokkul ak mën nañ koo déglu xam nga su fekkoo ne dañoo bind ci article 52 ni député boobu de mën nañ koo déglu. comme mën nañ ko bañ a déglu. xam nga bu boobaa muy faculté. nga xam ne c'est facultatif. mais dañ ne dañ koo war nu mu mënti def ma ni ko dañ koo war a déglu te dégluwuñ ko. comme que nag warugar woowu amul warugar woowu moo tax ba ndaje mi tey warta am ba déglu ba am muy dëgg gu wér péng goo xam ne damaa ne càpp rek mu daal di commencer. Monsieur le Président, à la suite de la requête introduite par Monsieur le procureur visant la levée de l'immunité parlementaire de notre honorable collègue Khalifa Ababacar Sall, un comité ad hoc a été mis en place. mu arrêté ma. Cette commission. Attendez, honorable collègue. Monsieur le Président. Monsieur le Président. C'est une intervention. Monsieur le Président, il faut que j'introduise, donc c'est une commission. La commission, au terme de l'article 52, doit entendre le député intéressé. À partir de ce moment, on a dit doit. L'intensité de cette obligation juridique permet de comprendre que la loi n'accorde point à la commission une faculté
mais une obligation d'agir. Voilà. Et justement, c'est l'exécution de cette obligation d'entendre notre collègue, qu'importe la raison, qu'on ne nous parle pas de carence, qui a généré une exception préjudicielle faisant ainsi obstacle à la tenue des débats de l'impérieuse nécessité. Honorable collègue, veuillez arrêter. Vous êtes en train Monsieur le Président, je demande l'ajournement de ce débat. L'ajournement de ce débat. Notre collègue n'a pas été entendu. Or, la commission doit impérativement entendre notre collègue. Il n'y a pas de carence. Il faut qu'il soit entendu. Le ministre est là. Il devait, avec le procureur, trouver les moyens de faire entendre notre collègue. Et, Monsieur le Président, on a raté la belle occasion d'introduire une requête pour arrêter les poursuites et permettre à notre collègue de venir comparaître librement. Je vous remercie. Bon, da ngaa bëgg wax ne daal Moustapha Niasse dafa violer loi bi. Parce que obligation la pour ñu déglu ko te ba ñu waxee ne leen parce que mënuñu ko déglu prison parce que dafa am lu inédit. C'est-à-dire que bu ñuy wax lever immunité parlementaire mooy koo xam ne sañuñu koo laal parce que dañoo araamal ab député bu ànd ak immunité dañ koo araamal ci biir prison daganul. À partir du moment où daganul Khalifa Sall mënul yore immunité nekk ci biir ñoo la yaay seen bopp parce que début bi dañ ñu woon mënu amu ko ñu nekk ci discussion boobu am na ko amu ko ba mujj ñoom ñu ne am na ko léegi nag dañ koy dindi ñun tam ñu wan leen ni leen buñ ko dee dindi nañ ko dindi nañ trouver moyen pour dindi ko prison lañ waroon a dem mënuñoo dem prison pour déglu ko parce que ku libre nekk député ba ñu war koo entendre waruñu koo dégloo prison dañ koy indi assemblée day bu fekkoon ni garde pénitentiaire ñëw na fa di indi Khalifa Sall xanaa dama ragal ne waa député yi ñàkkewuñu noonu fayda. ngeen ko nangu. kon nag ñu xam ne loolu yëpp mënul nekk parce que tam nag lii ñàkk a respecté te loolu laa leen waxoon dama ne leen woon respecté wu leen assemblée te nag ñun sunu yàpp bopp ku mu réer da ngay laal sa kaan dafa mel ni ñun xamuñu sax lan la ñu réew mi jox xamuñu sunu valeur xamuñu sunu gëdd. Donc loolu mooy jëkk violation bi nga xam ne mooy jëkk moom lañ déglu nii. mais est-ce que Khalifa waru mën a nangu quelle que soit la situation ñu yóbbu ko juger ko bu nekkee li muy wax. mais bañu ko kay. waaw du dinañ dem ci jugement bi tey jii. waaw jeudi. waaw moom kay loolu bañu ko. loolu le problème kay moo di bu fekkee ni député la keroog ba nga xamee ni conseil constitutionnel lim na ñi nga xam ne ñooy député ma nekk député keneen nekk député booba la Khalifa nekk député. ba mu nekkee député kay fa ñuy jaarale député yi nañ leen fa jaarale. mais débat juridique bi ne nañ les faits dafa am avant muy nekk député. xam nga loolu boobu débat juridique moom concerné tuñu. waaw parce que ñoom ñoo ko indi woon daal di ne amul immunité parlementaire ñoo dellu siwaat parce que ñoom ñii nag yàpp nañ ñu de ñoo dellu siwaat parce que tam Sénégal tam xam naa démission amu fi man xanaa ba may démissionné ba ma nekkee ministre damaa dofoon parce que tam am na loo xam ne wax dëgg yàlla. su demee ba dab la da nga war a gëm yàlla démissionné. loolu juge la wala ñan nga koy wax. ñi waxoon rek ne amuñu clé parce que nag politique yeeg juge yeeg ñëpp a doon wax ñun assemblée gële keroog ouverture bi Ablaye Makhtar di présider mais bi Cheikh Bamba waxee am na ñu taxaw ni ko amul immunité te ñooñu ñu ngi ñuy xool ñu di leen xool donc ñun débat boobu ay est-ce que avant les faits la wala après loolu weesu nañ ko boobu débat moom man suuxal nañ ko. jeex na terminé ñoom ñoo fi ñëw di laaj immunité. sóor ko ba pare nag mënuñu ko yeggale. am na ñuy ci procès bi ñu ne ragal day nekk procès politique yow gëm nga ne justice bi. am na yow lii yaa ko sa noppa la ko may. yow député boo xam ne introduire na question préalable bi lu mu bon war naa am juróomi minute pour expliquer ko dama ne président bi daal di may buub ni ma du fi dal kooku ban instruction la jot ci mag mu toll ni moom. da ngaa bëgg wax ci présidence la jóge de la république. xaw ma fu mu jóge wante Niass moom xam nga ni ko dul kooku mënu koo sant mu def te dañ koo sant. bonne indépendance bi gëmuloo ko. séparation des pouvoirs. man de wax dëgg yàlla man xam nga Sénégal rek laa bëgg man sénégalaise laa man Sénégal rek laa bëgg bëggumaa tukki feneen sax fu ma tukki sax bii open lañ may defal parce que heure bu ma bëggee ñibbisi man Sénégal rek laa bëgg a nekk donc bu doon sama sago Sénégal day am justice bu dëgër bu équitable bu doon sama sago kenn du ko xoos bu doon sama sago kenn du leen jam ci dara wante nag dafa am ay faits yoo xam ne dafay yàq xel parce que bu ñu demee am na loo xam ne wax naa ko ministre de la justice
bi mu ñëwee assemblée nee naa ko daf ci am loo xam ne du ñun acteurs yi wala opposition bi moo ko wax mais ñi nga xam ne acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci justice parce que bu leen fàtte ni UMS porté na combat boobu te gis naa tam benn journal tey rek ñu naan UMS a ngi demandé juge yi nañu équitable loolu doy na waar xam nga buñ ne bu UMS demee ba jël benn combat pour que autorités yi nañu bàyyi juge yu def seen liggéey nga xam ne ñoom seen bopp sax li ñu nekk na neexu leen. beneen député bu am jafe-jafe Cheikh Tidiane Gadio. ca États-Unis yow lan moo ci sa taxawaay. xanaa ñaanal ko yàlla. di ñaan yàlla nattu la rek lu ko dab. di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla teggil parce que ndok la boo xam ne mënoon naa ñàkk kon nag comme que dal na ko te sunu mbokk la di sunu xarit di sunu am di jàmm di nit ku baax gis nañu itam li nga xam ne moom la ci autorités yi taxawee. moom ci boppam sax wax nañu ko. ñu ngi leen ciy gërëm rafetlu nañ ko. ñu ngi leen ciy gërëm muy président assemblée muy président de la république loolu itam la ñuy xaar ci ñoom. noonu ñu ko defee ci Cheikh Tidiane Gadio it noonu lañ bëggee ñu def ko ci Khalifa Sall bu boobaa député yëpp lañ koy defal parce que bu boobaa dinañ xam ne ñun kat suñuy kilifa xam nañ lan mooy cëru député xam nañ lan mooy gëdd député te il faut que nga xam cëru député ak gëdd député pour bañ a jàpp ni député baaxul lu dul pour kaso ba député place am nekkul ca kaso ba. loolu taxul tey surtout député boo xam ne mooy maire dëkk ba du bouger. Khalifa du daw. loolu ci mbirum Cheikh Tidiane Gadio loolu taxul président Abdoulaye Makhtar Diop ne dañu war a voter loi boo xam ne da ngay nekk exclusivement sénégalais pour nga nekk prétendre yenn poste. Cheikh Tidiane Gadio am na green card. ci dim ñu ko waxee am na green card mais yorul nationalité américaine. yaakaar naa ne Abdoulaye Makhtar xëy na keneen la xelam dem parce que 11e législature tam 12e législature ba mu posé problème bi allemand ka nekkoon ministre nekk allemand moom la doon wax. daf ko tudd carrément. donc xam naa ne keneen lay waxal te moom dafa bokk ci seen majorité bi na ko lijjanteeg ñoom. ñu wax ci affaire déclaration de politique générale suivre nga débat yi gis nañ ne askanu sa rafetlu nañ ne ay anciens ministres yi dañ doon débat lu bari ci DPG bi yow bu ñu la doon jàngat ci DPG bi PM ban note nga koy jox. man daal dama fi gisul. lu fi jara li naan feuilleter un chat dama ko fi gisul. moom daf fi sax warul wër ñëw perdre loon na suñu temps. xam nga lan la doon indi si lan la bëgg a def lan la doon indi ak lan lay neexalaate nit ñi pour wax leen ni leen ñun kat jox ngeen ñu 49% rëcc nañu bii yoon ba am majorité waaye dimbale leen ñu ba bu leen wàññi seen 49% yi ndax kon ñu dem 2e tour mu ñëw di jaay ay projet man nag seeni projet man dama ciy def ndànk parce que wax naa ko ministre des finances bërki démb bi ñuy def PTIP bi passé dañu cee defoon yoon boo xam ne daf ma tenir à cœur. mooy ban muy yoonu Fatick Bambey Baba Garage Mékhé ñun ñu wax leen ñun ci suñu bëgg-bëgg ñun ñu wax leen yoonu Bambey Gaawaan Ceytu man yegg naa ak ñoom sax ci boobu temps ni leen Cheikh Anta Diop de bu fi nekkoon ngeen defaral ko yoonam bii moo gën ngeen di ko tuddee université. wax naa leen it bii yoon ci vote budget bii passé wax naa leen ni leen àddina yépp te loolu sunu borom a ko dogal àddina yépp dañuy ñëw Bambey jaar ci yoonu ceytu bi ak lu ngeen mën a liggéey ci àddina ci Sénégal aussi les intellectuels du monde retenir ñu lu dul yoonu bon wi nga xam ne moo nekk diggante Bambey Gaawaan ceytu parce que nag dara mënta tee nit ñi dem ceytu siyaare ji Cheikh Anta. mais économiquement yoon boobu amul njëriñ Sénégal. bañ a am njëriñ. yoon bi ma lay wax ni Bambey Baba Garage Mékhé juróomi région lay désenclavé te ñoom ñoo ne ministère de du désenclavement ñoom ñoo ko wax juróomi région lay désenclavé Bambey dafa nekk ci digg réew mi Bambey plaque tournante la gis nga yoonu gaawaan génn gaawaan dem ceytu boobu dañuy lëkkaleeg Kajoor Bambey plaque tournante la foo ko defaree rek foo defaree yoonam rek mu yóbbu la ci beneen région. mais tax nga ne DPG bi yow mënoon naa bañ a ñëw. non c'est-à-dire que li mu ko doyee gis nañ ko li mu ko doyee moo di wax ay projet wax tamit réalisation. bon réalisation yi bu doon discussion am na mënoon nañ ko gën a discuter ndax ñun xam nga ñun non inscrits dañoo privilégié nouveau yi. parce que ñun dañu bari non inscrits. te nag ñu am ay députés yoo xam ne mësuñu assister DPG. te amoon lu ñu war a wax. ngeen jox leen kàddu ñu jox leen kàddu gi.
moo tax ancien député yëpp ba ñi fi nekkoon 12e législature ak yooyu yëpp dañu bàyyi ñeneen ñi door a ñëw ñu kii ko mais bu ñu doon ne dialogue la wala ñu koy discuter wala ba mu liiree ba pare ñu am premier tour wala dem deuxième tour dinañ ko ne lii waxet la parce que waxoon nañ ko fi wala wote woon nañ budget te kenn gisu ko. ah bon parce que waaw yoon wi ma lay wax dama cee joxalante ak ministre Mansour Kane ba mu ni ma madame la députée voteel ma bu soobee yàlla dinañ ko def lancé nañ sax appel d'offre bi wax naa leen ko. nga ñëwaat mu ñëwaat ci lancé nañ sax appel d'offre bi xam nga lan lañ wax ci PTIP bii 2018 2020 ni c'est resté à l'état de projet. ci loo xam ne dañ ne woon lancé nañ sax appel d'offre bi ma génn ci seen benn télévision wax ko daal de ne leen tey kontaan naa j'ai voté le budget ndaxte nee nañ lancé nañ appel d'offre bi nanga mag na ndekete ñoom dañuy naxaate. naxe mbaay la woon ñoom dañuy naxaate rek la ñuy def yii mu wax tam dinañ ko def yépp pour ñun day naxaate rek. ah bon. maa la wax loolu. ah mais am na lu ñu jot a def nag ci mbirum ndox meek mbirum njàng mi. ndox man mbaadu Touba. ah Touba. wala ndox mu naqare ma ca Bambey. te facture yi élevé. mais Touba am ngeen du ngeen fay ndox nag yéen tamit nag. ah waaw mais ñun kay loolu kay nañu dem discuter kook sëriñ bi waaye nag wax dëgg yàlla ñàkk ndox ma ca Touba te man dama leen a teel a avertir man dama dem sama kër Touba ñëw gis mu amul ndox amul ma ne bu ménage yi amul ndox bu gan ñi ñëwee nu muy demee ma ñëw samedi bi précédé wax leen ko bi ma leen ko waxee jéemuñu ci dara Touba kenn mënu la ne màggal gi passé am naa ndox kenn mënu la koo wax nit ñi sonn ba bëgg a dee parce que tam nag gouverner c'est prévoir am na situation yoo xam ne dañ ko war a prévoir wante xaw a mel ni nit ñi amuñu droit ci réew mi naan ay yéen du ngeen fay ndox ko dag lu ngeen am baax na loolu tam du yoon. mais couverture maladie universelle moom mu ngi dox de. ah man daal xam naa ne diggante bi ñu fi waxee couverture maladie universelle ak yooyu daal lañ fi posé ay problème mu Aïcha Diallo ma ca Pikine nag problème yooyu daal yu metti yooyu daal moo couverture maladie universelle daal xaw ma nu ñu dëkkandoo bi ndax man ñoom dañoo bëgg ay slogan ba nga xam ne wax dëgg yàlla du ma jox benn contenu seen slogan. bon PSE joxoo ko dara. maa ngi xaar man daal man wax dëgg yàlla damaa bëgg a jël sama jikkoy tuuboon naa mais sama jikkoy bay am ay préjugés favorables mais sama jikkoy ceddo ja daal laa bëgg a jëlaat. ceddo moom da nga koy won rek mu gis. waaye boo ko wonul du gëm dara mais madame député nag PSE nag mu ngi dox quand même PSE. plan nu muy doxee man gisaguma ko. dem nga ci àll bi xool affaire yi man gisaguma ko dem naa ci ay forage mais àll bi coono laa fa fekk. ah bon ak ay forage yu paan man dem naa ba suggérer ministre de l'hydraulique bi mu ñëwee bii yoon dem naa ba suggérer ko ni ko ñun dañu yoroon développement social yore ay projet de lutte contre la pauvreté am na ci benn projet boo xam ne ay projet sax bu banque mondiale bi ba fonds de développement social mais boobu ay boori Kaffrine yooyu dafa def ay forage def fa ay yëpp mais forage yooyu projet yi defoon dañ ko laisser en rade PLCP mooy projet de lutte contre la pauvreté bi BAD financé woon ak état du Sénégal bawal gee rek lañ fa def ci projet kenn xamul nu mu toll petit projet yu ndondol yi rek 29 la kenn xamul nu ñu toll mais projet yooyu forage yooyu bu ñu leen defaraatoon mais bàyyi leen ñu paan wutaluñu leen benn tutelle mais suñu leen defaraatoon rek mën na dimbali nit ñi ci ndox mi parce que nit ñi ñoom seetuñu ndax ndox mi fii la jóge wala dee na nekk ndox mu neex nekk ndox mu ñu mën a jëfandikoo te loolu dafa bokk ci indicateurs yi nga xam ne moom mooy faj pauvreté mooy faj ndóol parce que dañ ne accès à l'eau potable dafa bokk ci accès aux services sociaux de base donc daf ci bokk te loolu ci DSRP bi nga xam ne moo doon document de référence au Sénégal ci la bokkoon ministère des finances yor ko on ne peut pas réinventer la roue mënuñu ñoo wax émergence ba mënuñoo évaluer DSRP bi alors que defoon na c'était l'objet de d'étude prospective ñu exécuter ko mu am DSRP 1 am DSRP 2 ba ñëw ba ci cadre de référence bi ñoom ñu indi seen problème émergence bëgg a laisser en rade DSRP bi. mais nañ ko xoolaat évaluer ko. parce que yooyu ay politique publique la yoo xam ne moo ci nekk. mais nekkoon nga ministre de la famille gis nga ne bourse familiale yi mel na ni mu ngi jàmbale. xam nga man Daouda man dama am sama approche. man lu ànd ci jël di la jox d'accord ma ci. loolu daanaka mendicité à grande échelle la. ah oui maa la wax loolu ak di chantage nit ñi. parce que bourse yooyu dañ cee am seeni liste yoo xam ne di leen menacer naan leen ko woteelul fas wi dinañ la yéen bi nga fi nekkee yéen noonu ngeen doon def yéen tamit de. mukk ah bon mësuñu koo def. bu ngeen doon jox militants yi bàyyi ñi mais kaay ma wax la sax ñun lu ñu doon def. ñun approche intégrative lañ doon def maanaam doo may nit ki jën da nga koy jàngal nu muy nappe
ñun bañ nañ ko ba DSRP boobu la ca tudd axe 3 daanaka ñun la concerné woon activité créatrice de richesse te boo nee AGER mooy dañ lay jox loo xam ni da nga koy sos def ci ay koom mi dañ koy évaluer pour seet ndax yow jóge nga niveau 1 dem nga niveau 2 parce que noonu la ñuy mesurer pauvreté ci ay école ci njàng ci paj ak lépp mu nekk benn paquet boo xam ne moom mooy dimbale nit ki. te loolu gisoo ko ci yow. gisuma ko lu dul dama lay may lii ñu naan bu juróomi junni kuñ ko may di baax na ci yow ñu naan bu deegee ba ñaar fukki junni ku ko xeeb da nga koo am nanga ba nanga ñun daal loolu lañu gis. mais AIBD moom gis nga ko. aéroport Blaise Diagne moom gis nga ko. AIBD nag ñun la yow tam xanaa gisuloo film biy génn film bi maa ngi ci. yéen ñeen ko def. mais yéen film ba de man maa ngi ci man Aïda Mbodj te it bis boobu convoyé naa 4 junniy jigéen moom président Macky Sall mi sax dimbale woon na ma di ko gërëm bëggoon naa nag dimbal googu sax mu ñëwaat waaye keroog jooju may convoyé jigéen ñi pour ñu teeru chef d'état yi dem foofu yóbbu naa 4 junniy jigéen parce que bis boobu dafa sonn dañoo sonn ndax boobu taa man maay ministre de la femme le 2 la ñu lancé quinzaine bi jam ñaajo le 3 ñu mobiliser pour prestation de serment wu Ablaye Wade le 4 boobu temps ñun ñu ngi ci parité bi di ci liggéey le 4 ñu daal di am ñu moom thème mu 4 avril bi ndax femme et défense nationale moo doon thème bi le soir ñu war a dem jam ñaajo nga xam ni keroog maa yendoo jigéen ñi ba ma xëyee laa leen jox ndékki def ñaari tànt pour ñu ñëw jëmmal 4 avril bi le soir ñu togg ay añ le soir ñu daal di dem jam ñaajo ci régime Ablaye Wade mais gars yi nañ 30 dégguloo li ma la wax 2007. mais nee nañ 30% rek ngeen ci def man daal nee naa la daal keroog jooju ma may na ma 2 millions pour dimbale ma ci sama mobilisation ndax jigéen ñi ma yendoo te it film ba moom maa nga ca te bii yoon invité wuñ ma donc film ba lu ma yóbbu ci film boobu. waaw mais continuité de l'état dafa am na. waaw mais nangul nañ ko ko. nangul nañ ko gërëm nañ ko sant nañ ko parce que c'est un projet qui tenait à cœur le président Wade donc su ko yeggalewul woon dinañ ci am naqar torop donc bi mu ko yeggalee gërëm nañ ko ci sant nañ ko ci. waaye nag njukkal baax na de. njukkal kat bëggoon na koo tuddee seen góor gi moo ne moom bëggul. xam nga moom ku la ñu bëggoon na ko tuddee moom mënuñu ko tuddee. tudd boobu moom vraiment c'est un débat inutile boo xam ne regretté naa trop lu tax ministre bi dugg ci. parce que finalement plombé na sensu inauguration beeg yépp ci débat boo xam ne jaru ko woon président Wade moo ko tuddee. Blaise Diagne ñaareel ba li ñuy wax yépp AIBD la ñuy wax bailleurs bi ñuy ñëw di indi seen xaalis ci AIBD lañ ko dugal mais lu nekk dafa am signification loolu je pense que débat de rue la boo xam ne ministre bi en tant qu'institution mënoon na cee bañ a dugg. ñu wax ci Bambey. yaa fa tegoon maire nga fa nekkoon mu nga nekk président du conseil départemental nañ sax ka fa nekk yaa ko fa teg. say bët lay wéyee. politiquement foofu noonu Aïda Mbodj mu ngi fa ba léegi de ci conseil départemental ba. mu nga fa waroon naa nekk tam ci maire bi mais xam nga maire ba dafa dem ànd jeeg ñoom. waaw sa yaa ko fa tegoon. maa ko fa tegoon. waaw maa ko fa tegoon ba léegi tam sunuy conseiller fa nekk. yéen ëppale. kenn waxatu ko. waaw kenn waxatu ko. bon tey bu leen neexee bu ngeen. kenn waxatu ko waaw mais est-ce que loolu dina prospérer ak ñii yaakaar naa ne ñoom kat fi mu nekk maire ba mu fa jógee ba léegi mu ngi ci lu ko neex ndax li ko waral moo di ñoom ku xas ba dem ca ñoom rek lu la neex ngay def. lu nga neex def nga xam ne li ko neex mooy lan. liggéey moo di lu mu sañul woon bi ñu nekkee opposition sañ na ko tey. comme lan. lu ko neex di brader foncier bi ak di jël ci xaalis bi. ah bon barki Demba Ndiaye conseil def nañ sotti génn na ci seen rajo. bon liggéeyut. mu ngi liggéey xëy na parce que nekkuma fa xëy na mu ngi liggéey waaye itam leneen li nga xam ne moom la ko président commission des finances bi Racine Ba maa ngi koy nuyu au passage di ko encourager ñoom nee nañu li ñu gis léegi xamatuñ ko te loolu dara waralu ko lu dul président Sall moom mooy def parteem ku tooñ dem làqu ci parteem. ah bon maa la wax loolu. da ngaa bëgg a wax Macky Sall day làq fautif yi parce que dañu ñëw ci moom. ba mu fi nekkee ba nëgëni kenn koo xam ne mu ngi nekk ak moom bokk ci parteem ñu dal ci kawam parce que na nga def jaaduwul buñ ko waxee buñ ko waxul kenn du la tudd. waaw bon ça veut dire que tey ku comme Khalifa bu demoon si moom du am jafe-jafe yi. ko loolu kay yow tam Mbaye Ndiaye wax na ko bërki démb rek dégg naa ci seen rajo ñuy tegaat affaire bi na mu ko waxee woon daal ne naka jekk
maire Dakar bu fi nekk day jubóog pouvoir bi daal di lim ñoom Mamadou Diop temps PS lim Papa Diop temps Ablaye Wade li loolu kay moo am nee naa la man léegi dootuma gëm dootuma njort léegi kay da ngay jëf ma wax lii ma lay wax itam lu fi am la lu réel loo xam ne dañ ko jëf. et conseil départemental bi bu Bambey. mu ngay dox moom. dëgg yàlla parce que foofu sa nit dafa nekk moo tax nga ne mu ngay dox. maire bi damay wax la ma ca xamoon ba ma ko xamee mais kenn ku ci nekk li nga xam rek nga mën a wax xamalatuma leen dara xale yi laa dégg ñu wax ko Racine a eu le courage de préférer Bambey ak amitié ak maire bi am conseiller ñëw fekk si ko ci yoo xam ne bokkuñu woon sax ci sunu liste mais ñeneen conseillers sax ñëw nañu ànd si ci ak moom ci loolu ma leen di ci encouragé parce que na leen toujours dama leen di wax na leen Bambey rek gënal bu leen Bambey gënalee rek ñun ñëpp dinañ mën a retrouver mais conseil départemental moom la fa nekk wax dëgg yàlla xam naa ko. léegi jamono yu ñu toll. maa ngi nuyu di féliciter Adja Fatou Sène la présidente. moom mooy sa élément bi foofu. du caaginu élément. loolu la gars yi danañ élément ay si loolu la ñu wax dinañ sa élément la bu nekkul woon conseiller départemental kon du mën a nekk présidente. waaw mais yaa ko fa teg bu ma ko fa tegoon aussi te deful li nga xam ne moo neex conseiller yi aussi du sotti mais tey yaakaar naa ne ku waxal yàlla wax ne te barki démb rek maa ngi koy wax benn kilifa. parce que moom dafa nekk au-dessus de tout il est vrai que mag la mais loolu lay doxal c'est-à-dire que conseil am kenn xàmmeewu ci kuy opposition ak kuy pouvoir man suis politique man damay politique laay def mais moom politiqueul moom mu nga ca développement département ba moom loolu lay def nit ñi nangul ko nag ñépp a cay jàpp vraiment ña nekk ca opposition bi ñoo ko gën a mën a jàppale vraiment. ñu gis fan yële xalif général de Tidiane Serigne Mbaye Sy Mansour ne Macky Sall mais deuxième tour bi moom mel na ni deuxième mandat na nelaw dina ko am. man dégg naa ni sëriñ bi gannaaw gi wax na ne wax ko de. waaw mais loolu lañ njëkkoon a jàpp ndax loolu lañ njëkkoon a wax loolu moom. son yaa ngi fi mais comme que ne dañuy wax naan loi bu mujj day abrogé bu njëkk ba. nañ jàpp rek ni bu da nga ko bëgg a rafetal rek mais wax ju mujj ji abrogé na bu njëkk ba. bu njëkk ba. sëñ Moustapha Sy nee na moo daaneel Abdou Diouf moo daaneel Ablaye Wade te am na rawaan yoo xamante ne mën na daaneel Macky Sall. su ko waxee rek mën na am. parce que moom nag si Demba Khourédia yàlla dimbale na ko dafa déggoo woon ak baayam te man wax yi kilifa yi dama ciy def attention parce que même bu ay nit di discuter ci problème mu tarixa du ma ci dugg xam nga li tax man du ma juddoo fële bokk fee sëñ Abdou ndeysaan gàmm gu mujj gi daf ko def discours ci kanamu ñëpp ne leen Aïda Mbodj moo ëpp chance ci Sénégal juddoo kër Seydi Hadji Malick bokk Touba. boo ma mësaan dem seeti ko bu waa Touba di ñëw dafa ma naan xaar leen bu ko defee ma woo sëñ Moustapha ni ko sa papa de may trophée de guerre am parce que man lay wone comme moo ma maye ci murit yi dafay wone ni moom ba ñuy laataan wax diggante Tidiane ak murit vivre na ko bu yàgg kon ñoom lu ñu wax rek xam nañu juboo nañu ak seen borom xam nañ la ñuy xam ci seen borom ba mën a xam fan lañ teg wax ci lu ñu def itam bu yow mi nga xam ne taalibe rek nga soo ci bëggee dugg ñoom xam nañ nu ñu koy lijjantee ci sunu borom loo xam ne yow xamoo ko donc man loolu moo tax loo jooju wax du ma ci mën a xuus du ma ci mën a joxe benn sentiment ni mu ko waxee nga dégg ko noonu laa ko déggee ñu jàppe ko noonu. waxtu wi dab nañu looy tàggoo. xanaa di leen gërëm di leen sant di wax ne man dama defoon dinaa profité ci sa antenne pour mën a def tuuti. restitution wu question yi nga xam ne moom la ñu posé ci assemblée mais gis naa ne temps bi mayewu ko gis naa ne itam problème politique yi nga gën a privilégié waaye nag beneen yoon kon man dinaa leen invitation boo xam ne restitution yi ma daan def bu ma jógee pare séance budgétaire ba Union africaine avec Jean Ping defal ma ko une bonne pratique ñoo bind ma ci lettre félicité ma ci dinaa leen invité beneen yoon pour restitution boobu ma mën koo def parce que ça participe de la communication extérieure. boo demee assemblée après da ngay restituer. bu ma paree dama koy restituer ci nit ñi pour wax leen lii laa wax. ci réseaux yi sociaux yi wala ci. damay woote sax télévision yeeg rajo yeeg yëpp dinaa leen woo. bu ko defee ma won leen ni leen man mi ngeen yabaloon assemblée lii laa fa wax. bu fekkee ni itam ci biir mbooloo mi am na ñoo xam ne nee nañ man na nga ko waxee waroo ko woon a waxee noonu maanaam zircon bi tax ñu jël juróom fukki junniy hectare yu Casamance fukki junniy hectare ya nga xam ne moo am demet yooyu
bu ma ko waxee dina mën a am ñeneen ñu ñëw mottali ma ci li nga xam ne moom lañ ci war a wax. gynécologue bi nga xam ne depuis ñaari at maa ngi koy laaj wax naa ko ministre de la santé yooyu yëpp dafa nekk ay benn yoo xam ne dinañ ko waxtaane fii waxtaane ko Bambey waxtaane ko feneen ak ay tournées yu ñuy def ba nga xam ne nit ñi dinañu ci dolli laat ba bu dee question bu am importance la ñu def ko question d'actualité wala question écrite. bu ko defee liggéey bi continuer assemblée. jërëjëf Aïssatou Mbodj député nekk présidente alliance nationale pour la démocratie ànd saxal liggéey RFM mu lay gërëm di la sant. maa ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf. maa ngi gërëm si Serigne Saliou Deme moo nekkoon ci technique bi ci logistique bi Mbaye Fall di la ñu wax daje incha allah alxames bi lay doon ci RFM 94.0.